xam naa intervention bu gàtt lañ bëgg a def bu jëm ci vraiment naqarlu arrestation arbitraire bi nga xam ne seetlu nañ ni état bi mi ngi koy tàmbali def d'abord keroog ci caaro yi police dugg na fa am na ay heures yu fa am ñun ci vidéo yi ñu yor aussi gis nañ ni police ñoo utiliser violence même suñu xëyee presse bi mi ngi doon jéem a wane ni police lañ agressé jàpp ñaari xale yu dëkk ci kër ga muy imam yi ngi ñu téye leen actuellement kenn ki xale la mi ngi Fort Bay keneen ki mi ngi Rëbës gis nañ aussi ni le lendemain xëñ na am na imam bu nekk foofu Rëbës ñu koy wax imam kan moom tamit fekk nañ ko muy julli ñu jàpp ko te li tax ñu yendal ko police donc julli la julli te julleewul ci biti ci biir këram la donte ci jàkka la kër ga kër gu mag la maanaam Sénégal lañ nekk de di fekk ay nit ñuy jaamu yàlla léegi ñu leen di arrêté Abdou Karim Gueye génn def ci benn live ñu xëy dem jëli ko jàpp ko lan moo tax ñu jàpp ko mi ngi naqarlu vraiment convocation bi ñu convoqué woon la xalif da leew na Abdou Karim mën ngaa bañ a d'accord ak moom ci ni muy waxee ku nekk mën ngaa bañ a d'accord ak moom ci moom waaye ku ne xam na ni loolu muy dénoncer lu mat a dénoncer la ndax ñun suñ kilifa diine yi rek la ñu am kon suñ seetaanee actuellement ba ñu bëgg leen a woyafal di jël di jàpp di leen traîner ñuy dem police ak a ñëw c'est véritablement que ñun ñëpp actuellement nous sommes en sursis nous sommes en danger loolu moom mooy dafa doon lu wér ba tax na ñun ñëpp war nañ ko bàyyi xel kon man d'accorduma ci aussi ci koo xam ne da ngay yëkkati nit ñi di teg ci ñoom ay kàddu yoo xam ne si rafetu loolu man d'accorduma ci waaye nag arrestation bi ñu ko arrêté nii c'est une arrestation arbitraire teguñu ko fenn bon ba tax na it moom dafa feebar bu mu jógee Allemagne yàggul di faje lañ ko yóbbu woon Allemagne muy faju donc dafa feebar alors kon arrestation boobu ñu ko arrêté ngir seen république bi nga xam ne si c'est une république maçonnique la république sénégalaise est maçonnique képp koo xam ne yaa ngi taxaw ci dëgëral ko yaa ngi dëgëral ay fondement maçon dañuy interroger xool lu mel ni Europe et laïcité numéro 150 Europe et laïcité numéro 150 ñu ni en démocratie la loi repose sur la volonté populaire et non sur la foi en Dieu ci ngay comprendre loolu donc seen concept yi ñu indil ce sont des concepts étrangers à la foi et aux injonctions du divin maanaam jotewuñ dara sequñu dara ba noppi bëgguñu cee tënk ba noppi ne kenn du wax c'est-à-dire loolu moo mënul nekk il faudrait que ñoom ñu xam loolu muy benn mbir même Europe et laïcité numéro 155 aussi da ngay gis ni Philippe Guvillier mi loolu la ci wax ci benn interview c'est un ancien grand maître bu Grand Orient bu France lan la wax dafa ni la laïcité est au-dessus de toutes les religions maanaam laïcité moo tiim mbooleem diine yépp moo tax effectivement mu mën leen a fédéré kenn ku ci nekk mu mën la gérer tiim la loolu nag lu jafe-jafe la ñun loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg laïcité mënta tiim diine l'islam keneen ko nangu mu tiim sa diine kooku yow yaa cat jullit bu yaakaar ni it mën nga ko nangu aussi kooku yow la engagé mais man nanguwuma ko tey xam naa lépp ci jullit ci duñ ko nangu aussi seen république maçonnique bi ci boppam ak seen caaxaan yi ñu nekkee il faudrait que ñu arrêté ko mënuñoo nit di nekk ci loo xam ne si ay caaxaan la dem ba tàmbali nag di leen xoqatal ci seen pas-pas loolu ça ne passera pas et ça va pas passer bu ñu xoolee regarder waaye loolu dafa am ay tegtal
ci ñenn ak ñoo xam ne mënees na cee sukkandiku ku mel ni par exemple Ernest Renan. Ernest Renan on l'a demandé dafa wax ni il s'agit d'arriver à cet état d'indifférence bienveillante où les croyances religieuses deviennent inoffensives. Cela est fait dans une moitié à peu près des pays chrétiens. Espérons que cela se fera pour l'islam. La régénération des pays musulmans se fera par l'établissement de l'islam. Émanciper les musulmans de sa religion est le meilleur service qu'on puisse lui rendre. Avec le temps, rompront à peu près avec la religion du Coran. Ne pas détruire les religions, les traiter même avec bienveillance, voilà le devoir de la société civile. Tout cela est utopie. À l'heure présente, tout cela sera réalité dans l'avenir. Ernest Renan mu ni la mu ni dañoo war a yegg ci benn tolluwaay boo xam ni jëmmik sama yoon nekku ci bul faale vraiment sama yoon nekku ci doon loo xam ni dafay yegg si nag ci mbirum pas-pas nga xam ni mboolem pas-pas yépp dañ naan tekk mboolem pas-pas yépp ci boppam dañ naan tekk dootuñu am benn ndëgër lay lu wér mu ni loolu am na ci xaaji réew yoo xam ni si réussir nañ ko ci réew yi nga xam ni réew yi chrétien lañu loolu nag nañu yaakaar ni danañ ko amit ci l'islam mu ni loolu it loolu noo ngi am yaakaar ci danañ ko am ci l'islam suqali gu ñu war a suqal ñu waat ak yëkkati réewi jullit yooyu loolu mi ngi aju ci tëral gu ñuy tëral ak l'islam goo xam ne ñoom ñoo koy tëral nañu daal di boyal jullit yi dog jéng yi nga xam ne moo nekkoon ci ñoom dog diggam itam dog ak diggam ak it mboolem luñ ko waxoon dogme la muy diine loolu mooy ndimbal li ñu gën a mën a dimbali mboolem ñi nga xam ni ay jullit lañu yenn ci réew yi bu ñu ko defee tuuti danañ dog seen diggante ak diine ji nga xam ne mi ngi aju ci alxuraan wala alxuraan na ko andi du caagin nag ñun ñooy jóg di jéem a sànq diine ak naan dañ ko fiy jële duñ leen jéem a déclarer guerre directement dañ leen yi sax mel ni ku leen di fonk ak di leen yëkkati ak di leen tatagal ak di leen kañ ak di leen tagg ñooñ diine waaye ci suuf nag nañuy fexe ba di mabbu keno yi nee na lii daal mooy loo xam ni warteef la ci la société civile lii nag dafa mel ni ay gént la ci waxtu wi ma koy wax waaye na ngeen xam ni ci ëllëg bu yàggul dana doon loo xam ni lu dëggu lay doon réalité lay doon loolu muy kon lu mat a jàngat loo xam ni si ku ne war na ko bàyyi xel son bi dafa baaxul ah d'accord ñu laajaat aussi suñu njiit yi ñu di ñu jiite ñu laat Henri Caillavet il était le président d'honneur du CNLR dafa wax ni les personnalités exerçant une charge publique de la plus haute à la plus modeste se doivent de s'abstenir de toute manifestation individuelle de croyance xam nga li mooy ak naafeq ko nee na képp koo xam ni dañ laa jox ndomb ak tànk muy bu kawe ak bu suufe daal na la wóor ni la danga war a téye sab loxo te gàntal lépp luy fésal ngëm-ngëm lu jëm ci wàllu diine. Ferdinand Buisson moom tamit xam ngeen ni mu amoon lu am solo lu mu wax mën nañoo wax ni mooy bàyyu l'école mu ni suñu jubluwaay il s'agit de détacher de l'église la nation les familles et les individus nee na ñun daal suñu liggéey vraiment du lu jafe nañ fexe ba tàqale
jëmmi nit ñi ak kër gi muy famille ak jëmmi nit ñi ak teqale leen ak église maanaam bu ñu déggee église parce que boobu diine catholique la woon foofu kon bu dee fii ci l'islam yi da ngay gis ni ñuy appliqué mooy nañ fexe ba teqale nit ñi ak diine teqale kër ak diine teqale aussi nation bi ak diine. René Vivienne yi nag amit moom lu mu ci teg lu am solo xam naa live bi du gudd damay indi seere yi rek pour wan leen cette république maçonnique là boo xam ne jullit yëpp dañ ko war a xam ku ci ne jël say responsabilité ci loolu. René Vivienne yi mu ni nous nous sommes attachés dans le passé à une œuvre d'irréligion. Nous avons arraché dans la conscience humaine à la croyance. Nous l'avons éteint dans le ciel des lumières qu'on ne rallumera pas. nee na ñun daal taxawoon nañu ak liggéey bu rëy boo xam ne dañuy indi safaanub diine li diine bëgg ñu indi lu ko safaanoo donte mën nañ ko bañ a tuddee it diine muy jëfi irréligion. nee na it dindi woon nañ ci xalaati nit ñi ak seeni ngëm-ngëm loolu ba nit ñi mel na ni fi mu ne acceptation ñoo ngi koy nangu nga xam ni tey lii may wax nii franc-maçon yi duñ ci intervenir de mais sa mbokkum jullit mooy jóg dal sa kaw. nee na nag fayoon nañ ko ci asamaan ceeñeer yoo xam ne duñu ko taalaat mukk ni ko loolu it ñu bari firndeel nañ ko ku mel ni Gambetta le cléricalisme voilà l'ennemi donc ñii nekk ci di waaraate daal ci diine ji ñoom ñooy noon bi. ñu dëppale ko ak lu Senghor waxoon président Senghor mu ni je ne peux rien faire pour empêcher les Sénégalais d'être dans leur grande majorité des musulmans mais je travaille pour en faire de mauvais musulmans. lii bi nga ko wax ci benn journal bu génn Vatican ku mel ni Ousmane Camara président Ousmane Camara wax na ko nettali na ko ci ay mémoire am. alors mu wane ni kon moom Senghor li mu jublu woon di liggéey mooy xam na ni mënta fexe ba sénégalais yi mu def leen ay yéefar waaye dana fexe ba def leen ay jullit yu na sax ay naafeq. ci journal bu ñuy wax Osservatore Romano journal bi mi ngi génn ba léegi su ko defee Roger Leray dégg ngeen li Senghor wax waaye Roger Leray dafa am seede bu mu def ci Abdou Diouf moom Roger Leray c'est un ancien grand maître du Grand Orient de France dafa wax ni au risque de provoquer de violentes réactions je suis convaincu que l'islam se laïcisera là un jour et des hommes comme Abdou Diouf au Sénégal s'y emploient aujourd'hui avec courage. nee na daal xam nga ñoom lu ñuy def lépp ci nëbbutu lañ koy def secret maçonnique am na ñuy wax sax ni loolu mooy secret maçonnique bi. alors mu ni nag xam naa ni sax sama wax jii dana indi coow lu rëy waaye nag ki may waxal mënta ñàkk ma yëkkati ci baat ndax dafa jëf-jëf ju rëy dafa liggéey bu rëy ci seen agenda muy Abdou Diouf. nee na it xam naa ni coow mën na caa bàyyi ko waaye liggéey ba ñuy liggéey danañ laïciser l'islam bis danañ dem ba laïciser l'islam bis. li may wax ni Roger Leray moo ko wax di ko témoigner ci Abdou Diouf ci liggéey bu rëy bi muy liggéey ngir laïciser l'islam fii ci Sénégal ndax nee na Abdou Diouf ku jàmbare la ku am maanaa la ku am taxawaay ci liggéey bi nga xam ni liggéey ñoo ngi ko koy liggéeyloo ak ndigal yi ñu koy digal mu koy toppatoo. loolu nag da ngay gis responsabilité bi ci sénégalais yi am aussi ñoom ñi leen di fal ñoom ñi leen di jox seen i kaddu ñu leen di jiite koo xam ni diine moom. leer na leen ni amul masala moo koy laaj ba mu wax la ko d'ailleurs am na émission bu ci benn télévision di def fallaxeeg naa si sax kooko ci tariloo mu jaxase ko ayatul kursi kooko ci tariloo mu wax la loo xam ni xamoo loo da ngay gis ni alxuraan ju bees la ju wàcc donc ça pose problème. ay jikkoom tamit kazalika mën naa wax loo xam ne du ko def dana wor dana def leneen lu dul loolu dana jaawale alalu réew mi ak jibaam alors loolu ça pose problème kon loolu naka jekk moom mooy liy dox ci loge yi te république bi loge bu mag la moo tax boo gisee démb li Mamadou Moustapha Diop moomu wax di directeur de la formation et de la communication ci ministère de l'éducation nationale da ngay xam li tax mu wax ko
l'affaire c'est le président de l'ordre du Grand Orient de France dafa wax ni nous sommes les adversaires de tous les dogmes et de toutes les religions. Nous sommes les adversaires de tous les dogmes et de toutes les religions. Effectivement kon da ngay gis ni république yàlla amu ci cër, république gëm yàlla amu fa place, république jaamu yàlla amu fa place. D'ailleurs bi Covid-19 bi commencé ba léegi kan moo déggagun suñu autorité yii le chef de l'État en premier mu wax ba tudd yàlla ni nañu tuub mbaa nañ ñaan yàlla wala dara, wala ñoo ngi leen di ñaan yéen sëriñ si ñu kii. Pourtant bi Sénégal di dem ci coupe du monde bi de waxoon na ni nañ jàng ay salaatu ala fatiha ak yooyu yëpp waxoon na ñëpp ñaan, église beeg ñëpp ñaan. waaye tey lii ba tey jii dégguñu mu wax ni nan ñaan yàlla. ay mesures barrières rek ay wax yoo xam ne si finalement boo ko déggee da ngay dem ba ci yàgg sax da ngay réer ci biir. Le prophète Seydi wax jooju mënuñu ko bàyyi mu dem nii moo ñu wax ni masque yi rek doonul lu am solo ndax boo ko takkee te takku ay lunettes aussi protégé woo. Bien vrai que du gisaat nañ ko mu génn ci oto di wax ni way li muy préciser nangam mais lim njëkk a wax la ñuy jàpp ñun. dégluwaat ko leen ko bu baax dafa wax ni ku takk ay masque te takku ay lunettes aussi sa protection efficace wu. Alors léegi loolu ñun lan lañ ci taxawee yéen lunettes yooyu est-ce que Sénégal yëpp mën nañ ci accéder. Alors kon dëggug yàlla gi nag fu nekk lay bàyyi ko. Dafa am koo xam ni Graham Fuller dafa waxoon lu am solo mu ni quand en Occident les normes de gouvernement sont dérivées de la Magna Carta britannique, de la Révolution française ou de la Déclaration américaine d'indépendance, en islam elle s'appuie sur le Coran et les faits et dires du prophète. Graham Fuller moom ancien bu sëy yàlla di ku ñu xam dafa wax ne bu fekkente ni ñun ci tugal suñuy norme politique économique juridique ñoo ngi sukkandiku ci la grande charte bu Grande-Bretagne, ci révolution bu France ak ci déclaration d'indépendance bu États-Unis, ci l'islam it ñoom ci alxuraan ak sunna yonent bi lañ war a sukkandikoo. te pourtant kii ko wax moom du ab jullit sax waaye nee na loolu mooy li normal, loolu ñëpp a ko war a accepter. ñun nag gëmloo nañ ñu fi mu nekk nii loolu ku tardé rek moo koy wax, ku tardé. Man mii sax boo matul jàppe nañ ma ku tardé, jàppe nañ ma fi mu nekk nii ab yéekatu fitna, jàppe nañ ma nangam ak nangam ak nangam. waaye ñun ku ñu xam-xam ni duñu ku yee fitna, waaye li ñu gëm nag la ñuy wax ak lu mu mën a jaral. Il faudrait que nit ñi xam loolu te kenn mënuñoo teree wax li ñu gëm aussi te waxal ko yàlla donc ngir jëm yàlla aussi. Donc loolu di lu am solo. Kon Graham Fuller moom li mu wax lu am solo la loo xam ni dañ ko war a bàyyi xel. bu ñu xoolee aussi benn extrait ci discours Albert Pike le 4 juillet 1889 mi ngi ko destiné woon à des membres de 32e degré du rite écossais yu mu doon waxtaanal. dafa wax ne leen nous vénérons un Dieu qui est en fait un Dieu compris sans superstition. Nous tous, initiés de vos grades, devons continuer à vivre notre religion dans la pureté de l'enseignement de Lucifer. Si Lucifer n'était pas Dieu, serait-il calomnié par Adonai? Adonai en fait mooy le Dieu beneen bi yeneen religion révélée yi di kii, en tout cas bu dee ci diine catholique mooy le Christ, dont les actes témoignent de cruauté, de haine envers son prochain et de rejet de la science. Oui, Lucifer est Dieu et Adonai est aussi, hélas, Dieu. Gis ngeen gaañ yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy tëralal seen gis-gis ak seen ngëm-ngëm yi ak fi ñu bëgg a jëme lan moo tax ñu acharné wu ci ku bëgg a julleeti ñu fekk la sa biir kër léegi. Non seulement tëj nañ néegi yàlla yi, non seulement tëj nañ jàkka yi, mais léegi sa biir kër sax dañ la fay fekk arrêté la parce que da ngaa julli way noo dugg leen. te xamuñu ni en fait julli gi yaakaar naa dañu war a def benn live spécialement ci loolu, ci problème mu énergie ak ni ñuy véhiculer énergie. Nit ñi dajaloo gi ñu dajaloo ci néegi yàlla bi dafay mën a tax mu renforcer seen énergie bu positive, loolu daf koy renforcer. Mais tant que ñoo ngi détaché wu di julli kenn ku ci nekk, loolu toujours da ngay daxif, da ngay faible ci en tout cas énergie divin boo xam ne si mën nga koy recevoir à partir en fait de la ci julli mbooloo gi, rawatina boo koy def ci néegu yàlla foo xam ne kenn du fa mooy yàlla, kenn du fa def loolu.
c'est important léegi danañ fexe fi mu nekk nii boobu même bu doon une semaine la danañ ñu ko xañ te man yaakaar naa ñoo ngi ci 8 semaines yoo xam ne xañ nañu ko. alors loolu nag nañ ko xam te xam ni dans la maçonnerie aussi il y a quelque chose de très important mooy lindul wax dafa am solo. Jean-Baptiste Wilhelmus 1730 ba 1824 c'est le créateur en fait du rite écossais rectifié moom moo supprimé woon le mot tubercain bi nga xam ne si c'est un mot satanique boo xam ne gars yi dañu ko doon jëfandikoo waaye dafa wax lu am solo dafa wax ni tout ce qui n'est pas écrit est important en franc-maçonnerie. Tout ce qui n'est pas écrit est important en franc-maçonnerie. kon gis nga gaañ ñi fi ñu toll ci seen gis-gis ak seen xalaat ba noppi créer ñu benn système boo xam ne nii rek kenn du ci wax fi mu nekk nii muy cette république là république maçonnique là cette république bi nga xam ne moom la ñu taxaw bëgg koo jàmmaloo nit ñi loolu dafay lu am lu yéeme loo xam ni nit ñi war nañ ko bàyyi xel. léegi nag li taxoon sax surtout ma bëgg a def live bi mooy benn appel bu ma bëggoon a lancer appel bi nag maa ngi ko bëgg a yónnee wax dëgg yàlla suñu kilifa diine yi ñaan leen ko di sukk di raam di toroxlu seen kanam ginnaaw bi ñu toroxloo ci kanamu mag yàlla gi di julli ci yonent bi di leen ñaan ñoom ñi nga xam ne ñoom la yàlla def kàddu ñu am ko. Sénégal ñoo ngi wax ni plus de 15 millions de personnes lañ mais 15 millions yooyu yëpp soo leen bëggoon a dajale fi mu nekk nii da nga ci sonn te doo leen mën a dajale waaye boo xoolee 15 millions yi 97% de ces 15 millions sont des musulmans ay musulmans lañ te ci biir 97% yi presque 94% yëpp ñoo ngi ci tarixa yi peut-être 3% yi xëy na wala du ko ëpp trop wala du ko yées trop ñoom ñoo nekk ci association islamique yi. wala ñoom féetewuñ fi fenn kon mbooloo mu toll nii nga xam ni c'est l'écrasante majorité des Sénégalais plus de 90% des Sénégalais ñoo ngi tënku ci tarixa yi te tarixa bu ci nekk ku ne am na ku ñuy déglu waa Léona seen xalifa la ñuy déglu waa Médina seen xalifa la ñuy déglu waa Médina Gounass seen xalifa la ñuy déglu Laayeen yi seen xalifa la ñuy déglu waa Tiwaawan seen xalifa la ñuy déglu Murit yi suñu xalifa la ñuy déglu et cetera nga topp ko waa Ndiassane seen xalifa la ñuy déglu kenn ku ci nekk mi ngi déglu kilifaam mais gis nga ñi ma lim bariwul sànq maa ngi doon wax 15 millions de Sénégalais su ma leen doon compter du ma fi jóg mais gis nañ ni presque 10 personnes rek ci réew mi ñoom ñoo bokk diine l'islam yëpp ñoo ko bokk te ñoom ñëpp ci tarixa suufi lañ nekk ay tarixa suufi ci lañ nekk bu dee ci ritit ñoom ñëpp ay malikit lañ ma gis ni kon yàlla ni mu toll ak yonent bi ak l'islam bi ak téere bi ñu yor ba noppi bokk ci doon ci nekk ci tasawuf ba noppi ji ay nekk ci rythme maliki nga xam ni ñoom ñii buñ doon diisoo donc buñ doon diisoo ci ñaari yëf benn bu njëkk bi mooy ñuy diisoo ci diine l'islam ci diisoo ci diine l'islam ndax tant que kenn ku ci nekk yaa ngi toog fi nga toog rek noon bi toujours loolu daf koy avantager dafay bëgg toujours kenn ku ci nekk nga toog ci barab mu ni la nag yow yaa yor mbir mi loolu mooy mën a tax ci teqale googu ak ñàkk jokkoo googu loolu mooy mën a tax seen agenda ñu koy mën di gën di dérouler bii waxtaanoon naa ci acte yu ñu fi posé yëpp di gën di néewal doole l'islam donc duma ci dellusiwaat alors kon ci beru googu rek ci la ñuy gën a mane lool ci beru googu rek la ñuy gën a mane lool ba tax na fi mu ne xoolal bu fekkoonte ni tey yàlla mi ngi ñuy dimbali ci yërmandeem ju rëy ja ndimbal lu yegg ci rek fi mu nekk nii rek xalif généraux yi doon man di jokkoo lii may wax mën naa koo nettali ci kaw dafa am kilifa gu ma nettali ni ma Njaasaan dafa am bis ñu toog ba yàgg rek sëñ Abdoulaye daan ñu tëll ak si Njaasaan fekk xalif ba fa nekk c'était vers les années 84 85 côté yooyu nee na bi ko xalif bi recevoir yi ñuy toog di waxtaan tuuti rek alaaji Abdou ñëw ni deret nuyoo moom tamit agsi nee na ñoom ñett ñu tëju ci biir mu ni ma biñ tëjoo ci biir waxtaan génn ku ci nekk dangaa taal sa oto rek dellu sëñ Abdoulaye ni ko dama laa namoon rek ñëw di la seet si alaaji Abdou it ñëwoon ni ko dama ñëwoon rek doon la ziar si waaye loolu am na ku ma wax ni ma gouverneur bu Thiès sax dañ ko cee mujj wàcce ndax nan lañ mën a sàggane ba kilifa yooyu di mën a daje te information bi ñoom teeluñu ko yëg waaye yemul ci loolu
yëngu gu rëy rëy la juróon ca jamono jooju ñii lan lañ war a waxtaane te defuñu déclaration de dañoo tëju waxtaan rek jàmm sante daal di génn demaat. seetlul ma tey bu amoon benn bànqaas boo xam ni jullit yi kilifa yi yëpp danañ ci mën di jokkoo nga xam ni seen waxtaanu biir la ñoom ñooñu yilif dañuy waxtaan ba noppi rek daal di joxoñ barab buñ joxoñee ca barab rek su ko defee loolu ñu mën ko approprier daal di koy mën a jëmmal. seetlal est-ce que kon l'islam dana fi néew a doole ni mu fi néew a doole waaye su fekkente ni résistance bi dañ koo bëgg a def ni problème mu lew na la problème mu Njaasaan la problème mu Touba la problème mu feneen la gis nga déjà niñ lay bëgg fexe ba teqale suñu diggante te fexe na ñun fekk na dara teqale wuñu non seulement ñi fi nekk ñoo bokk diine l'islam waaye ñoom ñëpp ay mbokk lañu aussi ñoom ñëpp ay mbokk lañu loolu beneen élément la ci. waaye seetlul tey jii bu fekkonte ni kilifay diine yi kenn ku ci nekk par rapport ak sa trajectoire ak fa nga jaar ak li nga gëm ak jeexit li am ci yow ñu yar la ci tàggat la ci ba tey jii mbooloo mu bari wër la di la yaakaar loolu gis-gis bi nga am ci àdduna ak niñ ko war a tëralee seetlul ma kon ñoom ñii rek bu ñu daje woon daal ni kat ñun li ñu bëgg ci réew mi léegi lii ak lii ak lii la ci wàllu économie lii lañ ci bëgg ci wàllu social lii lañ bëgg ci wàllu éducation lii lañ bëgg ci wàllu santé lii lañ ci bëgg ci wàllu sécurité lii lañ ci bëgg ci wàllu mobilité lii lañ ci bëgg seetlu loolu suñ ko waxoon njaboot gi bari na fi ñoo xam ne mën nañoo porter loolu tey jii julli ci Sénégal yëpp xalif généraux yi daal di désigner benn candidat mu jot ci réew mi ñu dindi caaxaan yi fi nekk te man yaakaar naa war naa mën a nekk ci ñun ñëpp ñu waxtaan ci association islamique yi ñëw impliqué wu ci loolu ñu toog waxtaane loolu nga xam ni mbooloo ma sax jotaay bu du ëpp fukki nit mën nañu décider lu ñu bëgg ci réew mi te nañ ko bëggee noonu la fi amee waaye nii ñu tàqalee kenn ku ci nekk ñu bëgg ni la yaa ko yor nga bëgg ni it man maa ko yor maanaam bariwul lu muy jariñ diine ji bariwul aussi lu muy jariñ réew mi te it toll nañ ci tournant boo xam ni suñ deful attention danañu gas ñu ñëpp ci kàmb suul ñu ci. kan moo masoon imaginer ñu ni un xalif général ma ngay déplacé wu di dem police te ñu ñëpp xam nañ ni dernièrement ak yi demoon naa dem ba lu mel noonu sax bu àggee commandant de brigade bi wala commissaire bi ak yeneen autorité sax gouverneur wala préfet ñoom ñooy ànd ak moom dem gis en privé la xalif waxtaan ak ñoom waaye tey dañuy exiger sax yow mu déplacé wu. ça veut dire kon ñoo ngi gën di perte ay acquis ñoo ngi gën di perte loo xam ne lu garaaw a garaaw la te xaw ma ndax xam nañ ko de te gis nga la daloon ñetti nag ya moo ñu nar a dal bu ñu noppee ci tër kenn bu ñu seetaanee problème bi doon problème mu lew na ñu seetaan ko muy problème mu lew na kese ñun jullit ñëpp taxaw daal ni ñoo waa lew nan la man de vraiment sama yoon nekku ci yàlla xam na ni bu ñu noppee kenn par kenn lañ ko def di ko def kenn par kenn ba ñun ñëpp ñu daaneel mooy la daloon ñetti nag ya rek ñun ñoo bokk innamal mu'minina ixwa faslihu bayna axawaykum wa'tasimu bi hablillahi jami'an waaye wala tafarraqu xëy na sax ñoom du ak tàqalikoo la ñu def nii waaye tey seetlul bu fekkoon rek jokkoo mi ngi am ci suñu diggante kilifa yi seetlu tey bu fekkoonte ni seen njaboot ñoo ngi demlante gis ni lu bëree bëri dana yomb ci réew mi yàlla xam na ni lu bëree bëri dana yomb ndax lépp lu jëmati ci diine ñoom ñoo ciy concerté wu fu ñu joxoñ rek nit ñi jëm fi ñun seen njaboot rek lañu ñoom fu ñu joxoñ rek ñu jëm fa seetlul bu ñu doon concerté wu ci li jëm ci réew mi ana réew mi fan la toll ñoom dañ ko war a xam ana réew mi lan moo fiy priorité ñoom dañ ko war a xam ba nga xam ne dañu mën di orienté par rapport ñoom ak yar bi nekk ci ñoom ak valeur islamique yi ñu def ci ñoom ay lii buñ ci doon diisoo Sénégal yàlla xam na ni coono biñ nekkee duñ ci nekk mukk maa ngi ko doon wax nag lu ma mën a layal la bu ñu wax mukk ni dogalub yàlla la fii lu ñu fi gis dogalub yàlla la waaye ci biir dogalub yàlla dafa am dogal yu mu dogu ak dogal yoo xam ne yàlla doguwu ci exemple bi ma ciy faral di joxe rek lu leer a leer la mooy boo demoon fële ci pays scandinave yi c'est très rare nga dégg fa xale bu faatu te suñu Afrique gi boo ñëwee xale yi ñoo ngi faatu comme ay lëppal léegi ndax dafa am yàlla juy rey ay gone ci Afrique am yàlla ju du rey ci gone ca Scandinavie ci taxawaayu nit ki kese la taxawaayu nit ñi la nit ñi ñooy am taxawaay yooyu yëpp am ko ay acquis
gis nañ ne dernièrement ak progrès scientifique yi am ak progrès technologie mais l'espérance de vie dafa gën a yokku. espérance de vie nit ñi seenu dund fi mu ne dafa gën a yokku kon yooyu bu ñu den am ay posture fataliste rek ku ci ne daan ne yàlla ko dogal waaye nañ ko bàyyee ci loxo yàlla ñun yàlla képp lañ gëm yàlla dongu lañ wóolu xam nañ ni lépp mooma ci biir doxalam boobu nag dogal yi dafa am dogal yoo xam ne yàlla dogu na ci kenn du ko soppi na mu ko waxee dong lay am waaye am na ci dogal yi te moo ëpp ci dogal yi yàlla doguwu ci taxawaayu nit ki dong moom moo koy dindi bu dul woon loolu yàlla du ni du ma soppi dara ci ni ngeen nekkee ndare du yéen a jéem bëgg a soppi ba nag inna allaha laa yuxayyiru maa bi qawmin hattaa yuxayyiru maa bi anfusihim kon yàlla kon da ngay gis ni kon du am sens sax yàlla nee na du ma soppi ndare du yéen a décidé soppi ba pare kon da ngay gis ni taxawaayu nit dafa am solo kon ci mbir mi kon daal ñoo ngi ñaan appel bu pressant ndax man damay laaj jullit ñi dañoo fàtte li ñu doon jàngal ndax dañ koo fàtte wala boog waxi yàlla dafa toxu ñaari laaj la ndax jullit yi dañoo fàtte lan ñu jàngaloon li nekkoon ci téere bi yàlla bi wala boog ndax la yàlla waxoon dafa deñ ñaari laaj la ku ma ci tane nag nag ma ci gindi benn bi mooy wala yazaaluuna yuqaatiluunakum xatta yuruddukum an diinikum in istata'u ndax léegi loolu dafa valable pour aaya boobu dafa deñ duñ deñ di leen xeex lañ wax duñ deñ ci di leen xeex ba génn leen ci diine ngeen murtat bu fekkee mën nañ ko duñ deñ ci di leen xeex ndax loolu dafa amatul loolu ndax loolu aaya la bu concerné woon jullit yu njëkk yi waaye concerné wuñu ñu ndax aaya bii tamit walan tarda ankal yahuud wala nasara hatta tattabi'a millatahum ndax aaya bii tamit te am xurufu lam mooy possibilité leneen mënta nekkati jamais au plus grand jamais du am ñoom yahuud yi ak nasaraan si duñu bëgg ci yéen ndare du da ngeen a wàcc yoon wi leen yàlla teg ñoom jaar ci seen ñàll ya est-ce que aaya bii tamit dañ koo dindi ci alxuraan wala boog dafa valable tey man yëguma ko te pourtant bis bu ne ñu fàttali ñu ko wala boog dafa am lu ñu war di gën di fàttali muy priorité ci waxi yàlla am yeneen yoo xam dañ koy gannaawal bàyyi ko ci ginnaaw kon ñun war nañoo xam ni naka jekk tant que ñoo ngi am pas-pas ci sunu borom bi subhanahu wa taala tant que ñoo ngi am pas-pas ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam kooku nga xam ni mooy xayru xalqillaahi tant que ñoo ngi gëm téere bii nañu xam ni lii dafay valable ci ñun ñoom ñoo ngi jéem ci ñun te duñu bàyyi di jéem ci ñun wala lan moo tax kon ñun ñu bàyyi fi mu nekk nii def kii bi ñu nekkoon lan moo tax posture boobu ñu bëgg koo bàyyi wala boog ay moo valable tul damay laaj léegi su fekkee valable na it ndax lan moo tax ñu bëgg cee dem ni dañuy jàmmaarloo ñoom ba noppi waaye dañ koy def de manière dispersée buñ ko defee du sotti tant que ñoo ngi koy def de manière dispersée du sotti ndax danañ jël fi mu nekk nii jéem a jël gis nga ko sax da ngay gis ay télévision toog di jéem a jël ñii dóor ci kaw ñii ñii dóor ci kaw ñii te malheureusement ñun aussi duñ ko utiliser ak xel ba léeg-léeg ñu daanu ci loolu te ña koy def xaw ma li tax ñun comprendre loolu ñoom diine intéressé wu leen média yi bopp wax ci la ñuy wax nit ñi aussi véritablement comprendre man su ma waxee ci baaxook moom Alaaji Malick loolu kenn waru cee mën a gis boppam su ma waxee ci baaxook maam Ablaye Niass mais loolu wax dëgg yàlla ku nekk da nga ko kenn waru cee gis boppam bu kenn jàpp ni dama laa xas wala dama xas sa sëriñ boo waxee ci baaxu keneen tamit wax dëgg yàlla nañ nangu ni yàlla moo yor ak mbaax te moo koy jox ko ko sopp yàlla moo yor ngëneel yi tamit moo koy jox ko ko sopp loolu nañ ko nangu maanaam ñun jullit ñi dama yaakaar ne dañoo war a dem faju ji dañoo feebar tey su ma nee xaadimu rasulillahi lan moo tax nit ki war cee mën a gis ni kii man kat dama bëgg a xeeb kenn mais man tamit man mi koy waxit véritablement waruma jublu ci samay wax bëgg ngaaññi kenn ak deteel kenn parce que véritablement li jullit yi war a xam mooy kenn ku ci nekk sa kilifa bu fekkente ni moom dong mooy mbër mu rëy mais moom kon est-ce que mbër mu rëy la ndax bu fekkee ñi des duñu dara ku daan ñu dul dara kañ yow it daanaka doo dara lii tax sa mbër kañ gën a rëy bu fekkee sax dañ ko gisee noonu ñu jéggal ma baat bi mooy wax dëgg yàlla gaa yi di ay mbër yu rëy mu féete leen kaw mooy tax ñu xam ne kawe na waaye yow sa mbër dong wala sa sëriñ dong moo kawe ñi des duñu dara féete kaw ku dul dara kañ yomb na wax dëgg yàlla te yaakaar naa débat yooyu dañ cee war a génn ñun du suñu cër daal du suñu cër ndax man damay wax ni ba ma ca yeewoo man Sëñ Abdou Lahat ma ci yee bu yàgg ma yeewu ci gis nga nit koo tiimul xamoo lu nekk ci ndabam
nit koo tiimul xamoo lu nekk ci ndabam. kon soo bëggee taxaw kon ñeme nga yàlla wala boog dangaa tiim ñi ngay wax ñëpp ba xam kenn ku ci ne lu ko yàlla sédd wala boog nga nekk dans les secrets du divin ba xam li yàlla ku ci ne mu attribué la ba nga mën a taxaw. li ci des nag problème mu ngëm-ngëm la ku ci ne la nga gëm moom sañ nga caa gëmm. mag ñi dañ daan wax loo gëm dañ ciy gëm kon daal li ma doon wax tey man ci live bi mooy li ñuy ñaan mooy wax dëgg yàlla jot na ci ëtt yi ci diine ji ñu jokkoo nag. maa ngi saluer vraiment initiative bi nga xam ni Serigne Thiénaba sëñ Ahmed Tidiane Seck bu Thiénaba amoon na ko dox na ci ay jéego yu rëy te lii may wax dama koo xam moo tax ma mën koo seere ngir bëgg lu boole xalifa généraux yi dox na ci ay jéego yu am solo. ci la même chose ñoo ngi rappelé wu gis nga sëñ Sidi Mokhtar déclaration bu mu defoon bëggatuma dégg ku wax diggante Touba ak Tivaouane. sëñ Sidi Mokhtar jëmmal na ci jëf yu rëy yoo xam ne adduna du ko fàtte mukk te loolu na mu toll ci yàlla balees koo xam dañoo dem ci kanamu yàlla. sëñ Bekkaay muy xalifa Njaasaan bi mu toogoo it li mu njëkk a wax loo porte parole mooy mi ngi tàllal loxoom mboolem nattangoom yi nekk ci biir réew mi yépp ñu joxante loxo ndax xam na ne loolu rek a mën a taxawul lislaam bi. lii tamit sëñ Muntaxa Mbàkke loolu la wax nee na man ku ma woote loo danaa woote ku ma woo it danaa dem wuy ji la. waaye léegi kon fan la problème bi amee ndax am na ñoo xam ni ñoo ngi ci suñu biir te bëgguñu mukk këri diine yi waxuma ñu bennoo ku ci ne li nga gëm nga ko ku ci ne la nga nekk ci waaye jokkoo bi moom war naa am ci yinu séq. sëñ Abdou Lahad dafa am lu mu waxoon loo xam ne man yaakaar naa ba tey Sénégal yi dégguñu ko mbooloo moo gis la ñu séq mooy seen àddina mbooloo moo gis la ñu séq mooy seen àddina bala nu koo mën a jariñoo nag dañ koo takk ni aw say ba fu ni ko cirib bu fa buntu waree ubbeeku mu ni li ciy firnde mooy téléphone bi ku xëy suba yëkkati woo poste boo soxla mu jot la ko fi mu ne maa ngi nii man daa am nu ma def rek ngeen mën a jox ko man mën a jox ko yéen te ñi def lii fi mu nekk nii ñoom ñoo ngi cay jariñu waaye ñoom ñuy jariñ ñun ñoo ngi waxtaan li ñu wax ñun tamit te su fekkonte ni possibilité bi amul yéen ñëpp ku ci nekk bala maa ñëw paas fekk la fa nga nekk waxtaan ak yow ci lii jóge fa dem waxtaan ak kenn man na maa jural atum lëmm kon gis nga ñii ni ñu yeewe seen mbir ci la ñu jariñoo ñoom seen bopp ba noppi waaye ci lañ ñu jariñoo ñun tamit kon ñun ñi nga xam ne ñoo seq diine l'islam nan lañ koy tënkee muy suñu àdduna ñun ñi seq aussi réewum Sénégal nan lañ koy tënkee muy suñu àdduna loolu la waxoon dafa ni nan dikk ci yaar yi ñu seq muy diine l'islam ak réew mi di Sénégal te ñu jamonoon def ba tey jii ñun tënkaguñu diine l'islam muy suñu àdduna ba tey jii réew mi fi mu nekk nii dañ cee génn suñu loxo te ñi ñu ci mën a dimbali nag mooy wax dëgg yàlla kilifa yi diine yi kilifa yi gis nga bu ñu jokkoo woon rek léegi mbir yi ñu ci waxtaane donte benn yoon bu nekk ñoom danañ mën a gisee ci benn barab nga xam ne lu solennel lay doon ñu daje donte dañuy daje rek sax daal di fay jàng benn kaamil alxuraan daal di génnaat tàggali ko doy na ñun loolu doy nañu su ko defee seen njaboot kenn ku ci nekk tànn koo xam ni ab yar bu wér mi ngi ci moom diine ju sell mi ngi ci moom ak ragal yàlla bu ñu xam mi ngi ci moom waaye ak ubbeeku ci àdduna mi ngi ci moom su ko defee ñooñe tamit daal di séq benn bànqaas boo xam ni ñoom ñooy gën a woyof ay ndaw la ñuy doon danay dem ak ñëw loola gis nga bis bu amee raaya bi l'islam dana yëkkatiku ci Sénégal te jàpp naa ni dana yëkkatiku ci Afrique te jàpp naa ni dana yëkkatiku ci sax ci àdduna ndax Sénégal ñun ñoo xeeb suñu bopp waaye position bu extraordinaire la am li tax franc-maçon yi singli ñu nii dafa am luñ fi gis am lu ñu xam te ñoom dañoo xam ci kaw nii waaye am na lu ñu xam ñoom tamit ci biir ndax duñu ay nit ñu caaxaan lu ñuy def dañ ko def au sérieux kon daal man maa ngi sarxu di ñaan képp koo xam ni sa kàddu moo gën a képp koo xam ni si sa gise ak kilifa yi moo gën a ratax ngeen dimbali ñu ci xalifa yi di mën di jokkoo yàlla xam na ni képp koo xam ni def nga ko ragal naa ni lay taxawul lislaam ak di ko yëkkati ëllëg ku la ci ëpp lépp cër man yaakaar naa ni dama koy gis soog ko gëm nañ ñu dimbali ci kilifa yi di jokkoo jokkale 15 millions de Sénégalais jokkale fukki nit moo ko gën a yomb jokkale fukki nit ci ñoo xam ne ñoom ñëpp ku ci nekk dem nga ba toll ci benn âge bi am nga benn parcours bi xam-xam ba macha allah ragal yàlla di waxaale su ko
kon ñooñu nañ leen jàppale te bàyyi li ñuy bëgg a doxali seen diggante. dara moo doxul seen diggante amul dara lu dox seen diggante ñoom ñëpp ay mbokki kese lañu ñoom ñëpp ay nawle lañu kon nañu jàpp kenn ku ci nekk en ce qui nous concerne. man de damaa mënul lu bari waaye maa ngi ciy jéem waaye it képp koo xam ni gën nga nu cee xarañit na nga ci jéem ñun boo ñu ci wee ñun lañ ca man danañ ko ci jàpp ndax ñun li ñu ci yitteel rek mooy jullit yi di man di am cadre yoo xam ne dañ ci concerté wu di waxtaan ci diine l'islam ji ak di waxtaanee réew mi xam nga li xew ci Covid 19 bii mais c'est déplorable c'est regrettable mbir am na fi mu ne nga gis am ay kuréel yu jóg rek daal def déclaration te pourtant bis bu ne ñu wootee ci ak bennoo mais loolu man jàppoon naa ni li gënoon rafet mooy même suñu waxtaanee ba noppi nañu contacter ñëpp diine jëpp waxtaan ak ñoom ba xam lan mooy seen position lu ngeen ci gis ñu waxtaan ba harmoniser est-ce que loolu gënul woon rafet waaye boo nee nit ki damaa bëgg a bennoo ak yow ba noppi te bu teg acte jotee nga daal di teg sa acte ne wan ko ni ko man nii laa ko gisee mais kon bennoo gi moom tamit est-ce que dana ko gëm da ngay gis ni loolu ça ne facilite pas en tout cas ñun travaux yi nga xam ne ñoo ngi koy def loolu daal moom moo doon waxtaan wi dellu véritablement di ñaan état bi na ànd ak sagoom Abdou Karim Gueye nañ ko bàyyi mu dem ñibbi non seulement moom dafa feebar man déglu naa vidéo bi d'accord ma ci li mu wax lépp parce que man am na wax yoo xam ni véritablement man engagé wu ma d'accord ma ci waaye dafa feebar bu yàlla dogalee leneen ci seen i loxo danañ am problème beneen bi ci des yi tamit mooy li mu doon wax mooy nañu li mu doon ñaawlu rek xëñ na ndaw la xëñ na waxin moom dafa yombul waaye li mu doon ñaawlu mooy la ku toll ni xalifa bu lew na ñu koy déplacé muy dem police loolu la doon ñaawlu surtout ak imam yi ñu fekk seen biir kër di leen yendaloo police parce que defuñu benn délit lu julli nga xam ne julli sax léegi délit la sa biir kër mais mbokki julli ci ñun est-ce que ñun suñu xel mi ñoo ngi koy dese ba tey alors loolu rek moom moo doon waxtaan wi tey foogoon naa sax li du agsi fii ndax juste dama bëggoon rek woote ci képp ku nu mën a jàppale ci kilifa yi di jokkalante nañu ci jàppale te ñoom de bu ñu ratee occasion bii ba yëf yi gën a compliqué waat ëllëg it nañu xam ni bépp métit bu ñu teg jullit yi bépp gàllankoor bu ñu teg jullit yi nañu xam ni ñoom am nañ ci responsabilité te it yaakaar naa ni seen responsabilité moo ci gën a ëpp kon ñoo ngi ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuh